يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. jërëjëf mbokk yi asalaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di am mbégte di ñëwaat nag ci seen émission gësëm nga xam ni tey nag invité de taille moom la ñu suñu borom baaxee ñu am ko ndax yàgg nañ koy wër di ko jeex di ko wër di ko jeex muy daw ni koy dàq ni koy daw di ko dàq ba nag ci weeru koor yu tedd wi suñu borom dimbali ñu ko jeex tey ko la muy monsieur le maire Demba Ngoye Siby premier adjoint. Attention débat bi li ngeen ko dégloo ak xel te bañ ko dégloo xol dina jaar yoon dina tegu ci yoon question réponse yi suñu invité dañoo am nag ak ki nga xam ne moom mooy Adji Coumba borom seen plateau moom lañ fekkool ci li nga xam ne mooy émission gësëm bi ñu bàyyi ko mu nuyoo askan wi salaamaaleykum. maaleykum salaam Souleymane am mbégte ak contentement ànd ak yow ci émission bu mag boobu di gësëm comme ni nga ko waxee rek tey ñu am nag invité de taille muy premier adjoint au maire monsieur Demba Ngoye Siby ñu ngi koy nuyu bu baax a baax waaye am mbégte tamit ànd ak téléspectateurs yi ci li nga xamante ni moo di Xombal TV ak Xombal Béthio ànd tamit ak mbokki internautes yi di leen rek di leen nuyu bu baax a baax di leen dalal ci seen émission gësëm. merci beaucoup kooku mooy Adji Coumba ñu bàyyi invité bi nu ñëw monsieur le maire salaamaaleykum. waaleykum salaam Souleymane. ñu bàyyi la nga nuyoog askan wi sa askan. voilà maa ngi nuyu waa Xombal yëpp di nuyu waa dëkk bi ñi nga xam ñoo askanoo Xombal. di leen ziyaare si weeru koor yi leen baal ak di leen baalu ak leen di ñaan yàlla defal ñu jàmm ak salaam defal ko way dawlu yi di leen gërëm waa Xombal Béthio ñi nga xam ni ñoo yor la presse au niveau de Xombal di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ziare limaan yi di ziare borom dëkk bi le maire Pambou di ziare ñi nga xam ne ñooy suñuy kilifa si dëkk bi ak suñuy rakk leen bal ak vraiment kontaan naa trop. jërëjëf loolu moo nekkoon nuyoo premier adjoint au maire monsieur Demba Ngoye Siby mbokk yi ma fàttali leen yéen a ngi jàkkaarloog seen télévision Xombal TV ak Xombal Béthio nga xam ni macha allah fan yi émission yi gis ngeen ni leen koy tegale tey nag ñu wax leen nii leen nag ngeen baal ñu àq baal na leen yàlla ñu yàlla boole jéggal ci weeru tedd wi di weeru Ramadan weer bi nga xam ne lépp luñ ci ful yàlla na ko suñu borom def ko ay xéewal tàbbal ko ci adduna bi yëpp mbokk yi kon nag ñu dugg nag ci waxtaan wi monsieur le maire mais foo nekkoon. jaaxal na ñëpp fan nga nekkoon mooy question bi ñu lay njëkk a laaj fan nga nekkoon. mais maa ngi Xombal. mais pratiquement tous les week-ends je suis à Xombal. waaw mais d' accord xam nga yaa ngi Xombal parce que fi nga dëkk waxuñu côté boobu mais fan nga nekkoon monsieur le maire ci terrain politique bi gisuñu la dégguñu la nga ni mën kenn mënu laa teg bët loolu lañ bëggoon xam lan moo ko sabab. waaw li ko sabab xam nga man dafa am ku nekk ak say principe dans la vie. ok man sama principe en politique c' est quoi mooy y' a un moment de faire de la politique. Il y a un moment de travailler. ok le moment de travailler mooy moment bi nga xam ne da nga war a toog nag jëriñ sa askan liggéey pour dëkk bi loolu du moment politique dafa am beneen moment boo xam ne nag c' est le moment d'aller faire la politique pour gagner des élections loolu moment boobu egg gun fii mais bu dee liggéey rek man xam nga ne ñëpp xam nañu ma si terrain bi damay liggéey lu ma sant loo xam ne war naa ko liggéey ak Xombal wala loo xam ne man maa ko liggéey ak Xombal xaaruma si ma sàmba xaaruma si ma dem dañu wàcc si le terrain liggéey ko c' est un moment boo xam ne moment liggéey la du moment politique. On ne peut pas passer tout notre temps à faire de la politique également. lan nga tuddee politique monsieur le maire. la politique man ni ma koy tuddee mooy ni ko nit ñi gisee ak man ni ma ko gisee dafa bokkul. sa gis-gis la. sama gis-gis mooy. dafa am benn moment boo xam dañ doon def politique pour gagner Xombal. def nañ ko def campagne électorale def dugg ci terrain bi wàcc di nit gis nit ñi pour ñu voter ñu ban gagner Xombal ba nu téye ndomboy tànk Xombal. donc Xombal dénk ñu la destinée de cette commune durant notre mandat cette destinée là mooy lan mooy li nga xam ne moo war a liggéey Xombal durant ces 5 ans yi nga xam ne vol seen waroon toog mais ñun mois boobu danoo war a takk nekk ay Baay Faal waa Xombal du moment politique moment liggéey la liggéey ak politique bokkuñu c'est que tant que ñun dissocié wuñu liggéey ak aller faire de la politique bokkuñu man loolu mooy sama principe. mais monsieur le maire seen 5 ans yooyu loo ci mën a wax 5 ans yi monsieur le maire les 5 ans nee nga yéen a ànd jàppale ba waa Xombal wóolu leen jox leen dëkk bi ñu jox leen toftal la ci maire bi yaay premier adjoint. fan liggéey fan la toll.
ci 5 ans yi parce que cinq ans yi mandat bi jeex na c'est vrai. jeex na ban tegal lañ ci sax waaw ban tegal ñu si ay yeneen ay benn temps. mais 5 ans yi kenn umpalewul ne ko bi ñu fi nekkee di liggéey li ma xam man. waaw ndax am na lu ma xam am na lu ma xamul. mais loolu mën na kay monsieur. waaw non loolu mën na nekk bàyyil boo ma dégloo rek ma expliqué. si li ma xam. nekkoon si biir comité de pilotage bi nekkoon si liggéey ba jàpp si di liggéey comme ñëpp. ñu ma si sant may def ma xam na muy doxee ak nu muy génne. am na lu ñu fi liggéey. si li moment bi nga xam ne nag wax dëgg yàlla dafa mel dañ see seppi sama loxo teg ko fële te wax dëgg yàlla liñ naan addition yàlla sax wóorul dégg naa pas Abdoulaye Ndiaye Seynou yàlla na ko yàlla xaare àjjana moo ko doon wax addition yàlla sax wóorul parce que ki nga xam ne mooy décider yor décision yor ay décision personnelle bu la si boolewul mënoo ko yëg. mais temps bi la si boole lan ngeen ci liggéey. temps bi si boole. liggéey non ñun réalisation yi non teg ci baaraam rek. dama teg baaraam bëri na. bismillah. parce que tey bu ma fi nekkee di lim. ay caserne des sapeurs pompiers. waaw di lim. ay cases des tout petits. waaw di lim ay yenn actions yi ay extension électrique. di lim ay adduction d'eau. di lim ay yenn bagages yu ñu fi defaraat ay clôture de mur tout ça mais loolu ñun dafa liggéey nañ quoi mais lu ndaw la si lu ñu waroon a liggéey. mais ñun suñu taxawaay dëgg-dëgg Xombol. bu dee à 100%. on n'a même pas fait les 10%. yaa wax loolu de. maa ko wax xamul tax defuñu ko. danoo dissocié wul politique. ak dem liggéey. mais bu ñu séparé woon aller faire de la politique. ak liggéey pour askanu Xombol. on allait faire plus de 50% si li ñu waroon def à Xombol. mais on n'a même pas fait les 10%. extension électrique bi nga xam ne dénkoon nañ la ko. oui nga xam ni sa loxo la ko tegoon. absolument yow lan nga ci liggéey fan la si toll ba ni nga koy foqatee sa. extension électrique boobu bi le maire Pambou feebaree dafa amoon 3 projets phares yoo xam ne mu loon tegoon pour ñu taxawal ko à Xombol. mooy def extension électrique yokk courant bi fu mu war a egg si Xombol ñu jot ko. def benn adduction d'eau fu ndox war a egg ñu yóbbu ko fa. clôturer le mur de l'école 5 bu Anéne. waaw. comme le maire Pambou nekku fii yàlla dafa teg si moom nattu mu feebar ma jël extension électrique bi en main adduction d'eau bi sama rak sama xarit Lamine Gueye le maire monsieur le maire Lamine Gueye yor ko ñu jël miiru école 5 bi jox ko sama rak Serigne Mbacké Anne extension boobu maa wuti un entrepreneur jël le dossier en main comme ni Lamine Gueye def song waa SDE commencé xool fu ndox amul commencé mettre fan la ndox war a dem pour def son travail man loolu laa def ma nit wut un entrepreneur jox ko le dossier ñu traité ko kooku jël alalam ba mu jeex dërëm mu Xombol dugg si bi muy sam poto yi ba poto yi jeex à Xombol dërëm mu Xombol duggagul si poto si alalam Senelec visé le contrat càmbar ko xool ko ni fi mu waroon a samp poto yëpp samp na ko poto yi mu fa waroon a indi la fi indi lépp lu mu waroon respecté na ko commencé liggéeyam di ko liggéey ba yàlla def mu war a def nag câbler les fils mu ñëw si man ni ma man de dama soxla woon benn apport ci sama xaalis sama nga trésor si sama xaalis. moom mooy ki nga xam ni mooy l'entrepreneur. ok xaalisam moo nekk trésor. si mais dama comme man def naa 70% des travaux. waaw si sa xaalis bopp. déedéet. si xaalisam moom si xaalisam moom. moom si xaalisam la liggéey. ok comme def naa 70% des travaux. damaa soxla woon moom si xaalisam bi nekk trésor. bi nga xam ne ba nga trésor tëdd. effectivement benn apport de 30% pour égaler les travaux. si laa wooyee le maire Pambou. ni ko l'entrepreneur de dafa soxla woon 30% de son argent bi nekk trésor te loolu tamit nit ki buy liggéey ba def 50% des travaux. am na droit. ni sama xaalis soxla naa si 10% 20%. effectivement. loolu autorisation spéciale la. bi mu ko soxlaa moo le maire Pambou tontu ma la may tontu ma génne si sama loxo ni waa ji entrepreneur bi. samp nga ay poto ba pare mais la tontu xanaa da nga ko bëgg quoi. non daf ma ne ma. monsieur le maire. parce que tamit bëgguma tamit di nettali ay waxu jàmbur xamul tax. waaw non dëkk bee ko dénk xamul tax. dëkk bee ko dénk moom. kii nga xam ne mooy le maire Pambou. di sunu kilifa di maire dëkk bi. yàlla dafa def mu wér
ànd ak xelam ak xalaatam di liggéey ànd ak ñun nekk si le terrain di liggéey. effectivement am benn moment boo xam ne yàlla dafa teg si moom feebar 90% li nekkoon si xelam nekkatul si xelam. may na la loolu grave. comprendre nga léegi nag kooku noonu dana jëf-jëf yoo xam ni. man dama ko koy nangul. parce que xëy na du moom. effectivement bon sens. xëy na du moom. parce que man de ni mu mel nii moom Pambou. bu ko sama waajur wu góor meloon. dootuma nangootu mu taxaw si mbedd mi wala taxaw si biir nit di wax. ok yàlla nag mooy tege. yàlla na ko yàlla tege. amiin léegi nga wax. le maire Pambou ni ma monsieur le maire Demba Dembis la ma wooye Dembis comme d'habitude ni may wooye je suis le maire de la commune de Khombole. ma ne ko loolu dëgg la. loolu wax ji yàqu la. mu ne ma nel entrepreneur bu soxlaa xaalisam si man lay jaar. mais warut a jaar si yow. mais warut a jaar si yow. te yow la dénkoon liggéey. te man la dénkoon liggéey. ma jël numéro maire Pambou. jox ko numéro entrepreneur bi ni entrepreneur bi wol maire Pambou. ok mu defal la benn autorisation spéciale. parce que moom rek moo ko mën a signé tamit pour mu gën trésor. pour nga mën a jot sa 30%. loolu demee exactement. mu jël dossier bi dénk ko keneen. mais man yàlla dimbali na ma ba ñi waroon na càmbar extension boobu. mu waroon a dem si Khombole un peu partout à Khombole. ak ko ñu waroon def musuma see changé mbedd wala ruq wala ab poto jaarul sama buntu kër tamit loolu moom waa Khombole man nan ma ko séddeel. ñoom également Pambou ak ñamu àndal doon def la muy def tamit man na ma ko séddeel. deuxièmement yàlla dimbali na ma également ba nu woowee entrepreneur bi ni ko loo seq ak Demba si liggéey bi yow mën nga ma ko séddeel yow Souleymane. moom mën na ma ko séddee. parce que lu tax muy séddee. télévision laay wax parce que lu tax muy leer bi ñu laajee entrepreneur ni ko lan nga sëq ak Demba si wàllu xaalis si liggéey bi mu la jox. waaw mu leen Demba de un. benn yoon laa mas a toog ak moom. deuxième fois bi rakam a gaañu ma dem di ko jàlle. si ay poto sax oto bu yëpp ay poto la indi woon si buntu kër gi. si ànd ak équipe ba mu añee fi. si yow. mus ñëw sëq dërëm bu jóge si man dem si moom. dërëm mus la jóge si moom également ñëw si man. waaw lu tax nga ni man xam naa si dara. mais damaa xam ne rek yàlla day def ay seede day am. waaw seede nag day am. waaw seede bi fan la woon. seede bi mooy. jour bi nu woowee waa ji. waaw l'équipe de Pambou bi nu woowee waa ji. mooy bi ma Pambou woowee pour préparation d'un conseil municipal. un vendredi à 15h. à la mairie. waaw ma ñëw. waa ji ñëw sama ginnaaw. war leen wuy si question yooyu. bi waa ji ñëwee toog di wax. sa place su Juma Ndiaye. yow Souleymane yaa ngi toog. effectivement c'est vrai. lan ko laaj si biir. ak la mu leen tontu. yow mën nga ma koo seddal nag si askanu Khombole. mais c'est vrai léegi. mais il faut tamit ma laaj la loolu. pour nit ñi xam fan la woon. kon nag ak li nga xam ma tombé ko. effectivement li nga wax yëpp dëgg la mbokk yi yéen ngi jàkkaarloo émission Gësama Khombole TV Khombole Bénthiene gis ngeen waxtaan wi ni mu tàmbalee macha allah xam naa ni gars yi ñu ngi recevoir parce que dañ koo namoon et puis dañ ko gëj a gis. mu war a wax ak askan wi nag mi ngi wax ak askan wi Adji Coumba d'après nga dégg fi yëpp ci monsieur le maire ak diggante bi moom Pambou ak li xew lañ ko dénkoon tout ça tey boo ko doon laaj. ci loolu waaw foofu lay fi lay ñëwee. ci dénk bi. waaw xam nga wax na ni ñu ko dénkoon nañ ci jot a liggéey. waaw man li may laaj li tax ñu suppi loxoom foofu. c'est ça. waaw li tax ñu suppi sama loxo xam nga Adji. merci gis nga doomu aadama damay revenir encore au départ. mooy gis nga bu dee dina war a ànd liggéey Khombole. bëgg a jëmmal suñu bopp te jëmmaluñu askanu Khombole ñun. dañuy yàq liggéey ba. ok parce que ñun dafa naa ne jëmmi Khombole moo ëpp suñuy jëmm. danoo nekkoon si liggéey boo xam ne ku nekk da ngaa bëggoon na Pambou ak équipe ba mu àndal. danoo bëggoon a jëmmal seen bopp parce que ñoom danoo nekkoon si wàllu politique. danoo bëggoon a fes. danoo bëggoon a fes ñoom c'est-à-dire yow bu ñu la santee benn liggéey yow bu ñu santee benn liggéey Demba Sy bi wala ñu sant benn liggéey Lamine Gueye mu Demba Sy bi est en train de réussir ce travail ñu defe ne résultat yi da koy jural dara. ok est-ce que dégg ngeen ko. kon yéen di ngeen ànd ba pare te. loolu mais nag gis nga àndu gor booy ànd ak moom da nga koy wóolu mu wóolu la àll bi dañ ko war a wóolante. xam ne yàlla noppi na. mais monsieur le maire gëmal nga ni yow ànd bi ngeen ba ngeen koy togg di ko togg ba mu sotti ba ni ngeen jëlee maire bi gëmal nga ni dina egsi fi. wallahi lazi dama daa toog di waat ni lii du mas a am si àdduna. waaw dama daa toog ni di waat fan nga ko daan teg waaw parce que xam nga damaa jàpp rek ni ay gor bu ñuy ànd dañuy wóolante. waaw ay gor bu ñuy ànd dañuy joxante cër. ay gor bu ñuy ànd surtout nag ay gor yoo xam ne dañoo bokk benn dëkk cosaanoo si benn dëkk nekk ay xale nekk ay mag comme nekk ay responsable dëkk bi jël leen
simple leen ni leen yéen leen dënk la destinée de cette commune ñoom war nañoo xar seen tànk tuba yi rey seen bopp nekk Baye Fall yoo xam ni dañuy xëy di liggéey soo ba ngoon pour Xombol ba ëllëg ku ñu remplacer xam ni remplacer nga ay jàmbaar mais man de je vais dire une chose que damay wax à tous les Xombolois ñu jégal ma parce que lu tax ñu may jégal mooy dañ bokkoon naa si ñu nu wóolu ndax équipe bi nu wóolu ba dénk ko man si laa bokk bu ne Pape Mboup Demba Sy bi la si teg te réellement on a échoué. Ah bon? Ah oui. man nga assumé nga loolu. mais man du ma ragal su Demba yow ah. man du ma ragal daa am foo jóg moo tax nga. non man réellement on a échoué. te vraiment. mais yow ci nga bokk l'équipe non déggoo li ma la man bu ma demee bay jégalu si laa bokk. merci beaucoup. bu ma demee bay jégalu la commune de Xombol non dama bëgg muy leer. te boo ma dégloo rek dana leer. man boo ma dégloo rek. ak maa xam ne yóbbu ma 5 heures de temps. ma lépp a dana leer. dama ne. incha allah man bokk naa si équipe bi. parce que yàlla nattoon na moom bokk si équipe bi. waaw. Pape Mboup dirigé ko. nga topp ci ma topp si Lamine Gueye topp si. waaw comme loolu mooy le bureau municipal. ok non je sais. équipe bu mag bi mooy le conseil municipal. ok man bokk naa si bateau bi. ñi koy conduire man si laa bokk. mais nag liñ ko conduire fu mu mën di jëm. nan xam ne bateau bi. benn capitaine la am muy Pape Mboup. lu tax nga insisté ci capitaine bi. non li tax may insisté ci capitaine bi mooy. waaw nit ki da ngay xam li nga moom ak li nga boole. lii dañ ñu see boole ñun moomuñu ko te bu dee am na kilifa dëgg-dëgg Pape Mboup la. parce que c'est le maire. parce que la décision finale. moom moo ko jël seul Pape Mboup moo ko moom. ok c'est vrai mais li ma jàpp léegi nag li may jégaloo wax xamal mooy. mooy li nga xam ne tey waroon nañ ko romb ñun waroon na liggéey boo xam ne ku ñu remplacer nga naan remplacer nga jàmbaar te ku ñu xam ne wax dëgg yàlla. ñi Pape Mboup jëloon Lamine Gueye Demba Sy bi. ku leen xam ne ñu bëgg lu baax lañu. ay jàmbaar lañu ay gor lañu ñu mën a siggi à Xombol. wax dëgg fa yàlla ku leen jël teg leen seen ginnaaw war ngaa am yow loolu làbbali woon war nga ko mën a daw parce que Pape Mboup ñun li ñu ko santoon yomb na de. man ak Lamine Gueye. dana ko santoon non grand yaay suñu kilifa yaay suñu nijaay. tànn nga nu teg ñu sa ginnaaw. nangul nan la ko waaye tey nga xam ne ànd nga ak gor lépp loo def pour faire développer la commune de Xombol yow xoolal neel nii rek ñun ñoo koy eggale. wallaay la si. ci biir yi nekk ngeen ko wax. mais nag ci biir yi nekk ngeen ko wax. non ñun xam nga ñun dañoo nekkoon benn groupe. yéen ñett rek du ñun ñett. wax nañ ko si ñun ñett. waaw wax nañ ko si benn groupe. ok si groupe bu yaatu sax. ok lu ne nii rek commencé nii laa bëgg rek. bu neex yàlla boo xëyee suba da nga fekk ñu terminé ko mais nag na fekk mu nekk lu jariñ Xombol ñu d'accord si ak yow. ok mais xam nga loolu noonu boo koy def ñu lay sant ngay liggéey muy réussir. ñu lay sant ngay liggéey ñu réussir. te kooku dafa am benn portée politique bu nekk si ginnaawam moom. danaan ñii kat ma jiital bu ñu réussir ëllëg la ma bëgg man ginnaaw suba du mën a am. waaw monsieur le maire réponse yi am na solo mais dama bëggoon rek nga wax ma sa rôle yow sa taxawaay. ci moment bi ñuy dàq ñi nga xam ne moom mooy employé yi nga xam municipal bi nga ñëwee yow sa fan nga taxawee woon da ngaa bañoon wala da ngaa nangu woon parce que Pape Mboup yàlla moo xam ñëpp dégg nañ ko man dama woor yàlla seede na ni waaw musuma d'accord Lamine Gueye musta d'accord pour ñu wàññi kenn mus ko d'accord ah bon déedéet mais pourtant moom il l'a dit xamul tax moo la dafa ndànk rek moo la xam nga sa kilifa du la wax si biir mbooloo nga ko li nga wax dëgg mais c'est politique mais déglu la wax la yow da ngay wax politique man liggéey laay wax danoo toog ñëw si mairie bi fekk fa ay éléments yu bëree bëri. ok ñu xool budget mairie bi xool les salaires fu mu toll xam ne budget bi attanu ko nit ki nag du am 100 francs di fay fanweer. di fay ñeent fukk. ñu ne nan organiser waat li ñu am par rapport ak le personnel ba nga xam ne ëllëg ndax yow tu te rappelles que histoire wax na la. mairie Xombol amoon na fi ay jamono ngay toog ay mois yu bëri. ñu toog ay mois yu bëri duñu fayeeku xam nga tax duñu fayeeku. da ngay mairie Xombol day am fukk ba bëgg a fay ñeent fukk du fayeeku kenn du fayeeku. léegi nag comme ñun bëgguñu am benn bor te dafa amoon ay recrutement politique yu amoon monsieur le maire ñëw taxaw ni day wàññi personnel bi. moom mooy le commandant. oui le commandant en chef. ñun xalaat rek lañ si am daal koy wàññi. kon d'accord nañ ko. mais nag. war ngeen a xoolaat également ni te Xombol war nañoo seddal te man dama ko wax ak tous les Xombol que ñi mu jëlaat ñëpp ñun fekke wuñ ko. waaw loolu exeguñ ci. loolu moom c'est vrai kon nag ki mën a jël. ki mën a wàññi moo mën a jël. tontu bi loolu la. waaw tey bu doon jëlaat laajaat ñu ñun suñu xalaat. ñoom wàññi woon lay jëlaat teg leen fi
parce que ki amul keneen ku leen gën a yaay ñoom. ok looloo tax man maa dem conseil municipal. waaw le budget. ma intégré si. waaw les déflatés. mooy bi ngay téye lenge yi. mooy bi may téye lenge yi. ok pour xombal xamal ni ñii moom ñoo leen ameel xaalis. kon à travers dugal ko si. kon à travers budget bi ba maire bu nu remplacé. budget boobu mënatoo ko changé. kon à travers monsieur le maire Demba Ngoy Sy bi moo tax à travers Demba moo tax au moins. gars yi avance bi ñu jot a am ñu am. man maa leen njëkk a avance. combien. j'ai oublié le montant. Okay. mais si man la njëkk a amee avance. Wow. parce que dañ leen a ameel te atte boy fay. loolu le conseil municipal ma doon ma ko séddale. ok Adji bu fekkee am nga loo laaj booy laaj wala sinon rek ñu continuer gësëm bi. li ma koy laaj rek mooy équipe boobu nga xam ne moom lañ démarré. muy équipe bu suudee boobu. waaw lan moo indi jafe-jafe yi. waaw ba tax tey ku ñu am foo aw wala sax. mu tasaaroo dafa tasaaroo. wala ñu dóore. aji jafe-jafe yi man def naa ni ma ko waxee xam naa da ngeen ko comprendre. non si man comprendre naa. dama jafe-jafe yi xam na lu ma ko indi. aji mooy danoo waroon ànd bokk ndey ak baay bokk benn gëm-gëm. jëmmal xombal te dindi suñuy jëmm teg ko fële. parce que suñu jëmmal. maanaam daal bi ngeen di dox ku ne da doon xëcc di taf ci boppam wala. déedéet danoo départ. ñun ñëpp jëmmal xombal. benn jëmm moo fi amoon muy xombal. ba ñuy départ noonu moo fi amoon. ñuy daw si loolu ba à un moment donné. bon luñ ñu sant kat ñun adjoint yi waa xombal seetlu nañu ni dañ siy taxaw comme nañ si war a taxaw liggéey si leen si war a liggéey ñun mosuñoo xaar lenn lu tardé si mairie xombal wala lu mairie xombal war a def te xaalis bi taxawul. wala moyens yi taxawul ñun ñu dégagé nañ ko man ak Lamine Gueye def ko parce que bugguñu woon dara lu tardé ak xombal mais lu monsieur le maire Pam bi mu gisee ni ñaareem ñii kat ñi ngi liggéey boo xam ni c'est un travail extraordinaire bu ñuy abattre sur le terrain te am na lu mu leen di jural ëllëg. te moom it am na lu mu denc si ginnaawam suba ak ginnaaw suba mais mu ne xaaral man libéré leen. waaw ma écarté leen ñu dem. waaw Demba. donc la denc boobu. ban denc la. denc yoo xam ni boo ko fësalee sax du neex. mais denc bi lan la. mais daal la wax benn affaire rek. waaw la yàlla dafa def ñoom ñëpp samay rakk la. waaw. mais waroon nañoo ànd daal nu mu gën a gore. mais ni ñu ànd ni du rafetul. rafetul daal àndoo ci. mais denc bi ban denc la. parce que xam nga dañu wax denc bi rek. xam nga lu tax xam nga. wala man dàcc ba dama. non dama ne man maay wax yow doo wax. allez-y. xam nga boo jëlee say jarbaat. parce que ñun ay jarbaatam la ñu ndax monsieur le maire ak sama yaay ñoo bokkoon classe. si. boo jëlee say jarbaat formé leen. dayal leen. muy man Lamine Gueye sëñ Mbacke ànd. mais du yéen kese ay jili mais ay Souley Anne mais ñun ñëpp ci boy la. dafa amoon benn équipe nag. parce que équipe bi lu mu yaatu ba am na benn équipe de décision bu nekkoon. pourquoi Serigne bokk ci équipe boobu te bokk ci bureau municipal bi ngeen accepté ko loolu moo jaaxal nit ñi lu tax Serigne bokk si. waaw. Serigne yàgg na liggéey ak Pambou. ok yàgg na liggéey trop ak Pambou te boobu nekkuñu ak Pambou. te man wax dëgg yàlla bu ma ànd ak Pambou tey ba nekk son premier adjoint yàlla xam na ne sëñ Mbacke ànd tax. ok bu ma ànd ak tey Pambou ba nekk son premier adjoint. waaw sëñ Mbacke ànd m'a forcé la main. je n'ai jamais demandé à être conseiller municipal d'abord. ah bon. oui man kay loolu man ñëpp mën nañu ko. information de taille. je n'ai jamais demandé à être conseiller municipal. ok Serigne ñëw na ma seet si ni ma maire bi parce que boobu ñun sonn nañ si ñi fi yoroon maire bi xombal la ngi yàqu ci xombal lañ dëkk amuñu loolu xombal te boobu ñun avant ñu nekk si maire bi commencé nañ doon jàpp si xombal di si liggéey di si def di defar lamp yi di defar leneen ak leneen di jàpp si école bi tout ça je n'ai jamais demandé à être conseiller municipal mais j'avais dit que équipe bi doy nañ ma te fu ñu xàcc teg fa seen baaraam naa fa xàcc teg fa sama loxo ok ñu jël ma dugal ma si liste conseil municipal yi pire encore ñu jël ma ni ma bu ñu gagné man lañuy def premier adjoint. la décision là man Dakar la ma fekk je n'ai jamais demandé. ok je n'ai jamais demandé ñëwal ci jarbaat yi boo yoree say jarbaat. léegi ñetti jarbaat yooyu boo ko amee. yor leen. nga mag leen fopp nekk seen kilifa ñu déggal la tamit. na nga ànd ak ñoom ànd nawle kii wax ak ñoom dëgg mais di bañ a teg ay dil seen suuf. ay dil xam nga lan moo tardeel ñun waa Xombal teg dil. waaw dil mooy ak damier. dil c'est-à-dire. waaw teg dil mooy Souleymane mii kat nan laa koy utiliser ba mu jariñ ma la ma ko bëgg la ma bëgg si moom ma utiliser ko bu paree ma sànni ko comme sagar. ok loolu du ànd. ok loolu du ànd te loolu xoolal Xombal ne mérite pas ça. teew doo nangu ñun xamat non mais Souleymane loolu kenn du ko nangu. yow laa doo ko nangu. jamais si àdduna du ma ko nangu. moo tax nga fipp te nag nit ki doomu aadama fu ñu ko yemale war naa xam ne nag fii la ma Souleymane yemale.
fu ma Pape Mboup yamale war naa xam ne fii la ma Pape Mboup yamale. te xam nga fi mu la yamale. parce que ba mu jëlee dossier électricité bi dénk ko sëñ Mbacke Anne. ba mu ko nangoo ci yow. ba mu ko nangoo si man. ne entrepreneur bi demal sëñ Mbacke Anne keroog ban may téléphoné di ma laaj encore dossier bi ndekete ñoom dañoo réeral dossier bi te man jox naa leen dossier bi. ok. jour boobu laa mujjee dégg Pape Mboup téléphone. ba fii ñuy wax. waaw parce que dama ne ko Pape monsieur le maire Pape Mboup numéro bi 634 34 47 sama numéro la boo demee Sonatel sama tur moo si nekk. waaw. parce que man gor laa te man du ma daw mais xam naa nag foo ma yemale ma yemale la fa. waaw. kii sama numéro la. yaa ko moom. maa ko moom bu ma si wooweeti. bu ma ci. wooweeti. nan nga wax Pape Mboup. maa la ko wax. waaw mais gësam bi neex na waay. bu ma si wooweeti parce que man du ma sagar boo xam ne da nga ko utiliser ba mu neex fobeere ba mu neex jël sànni. da ko wax dëgg ko wala da nga ko wax. dëggoo man la dama ne ko bu ma si woowati. coupé. daal koy coupé. ok jour boobu tamit laa gëj a dégg mu woo ma téléphone heure bu ma soxlaa. par écrit lay doon na ma woo mairie Xombol. ma fekk si ko. waaw te heure bu ma wooyee mairie Xombol pour l'intérêt de Xombol man lu may liggéey si Sénégal mën naa koo bàyyi pour l'intérêt de Xombol parce que waa Xombol la ma ko jariñ. kon daal fi nii ndox mi courant bi yëpp sëñ Mbacke lañ ko dénk quoi. pour bi mooy denc ba quoi mooy denc. man daal la ma yoroon moom. xam naa ne jox nañ ko sëñ Mbacke Anne. mais da ngeen ko eggalee ak nu mu ko fi defee. monsieur le maire ndax da ngeen a yéex a xam denc ba wala da ngeen ko teel a. xam nga doomu aadama bu dee da nga am xol boo xam ne xol bu leer la. waaw man damay jàpp ni kanam gi nga ma woon rek. dëgg la si yow quoi. ok parce que man jàpp naa ne lu ma wax rek moo nekk si man. ok ñu avancé ah. voilà merci beaucoup loolu am na solo rek question réponse léegi ñu ñëw nag ci ndax Demba Ngoy Sy bi dafa bàyyi politique wala bàyyi ko parce que rumeur yi bari na. mais pourquoi Demba Ngoy Sy bi di bàyyi politique. non damay laaj. yow yaa wax ak askan bi ndax askan ñoo koy waxtaanee. ci grand place yi. mais bu Demba est-ce que bàyyi politique. mais xam nga tamit xam nga lan moo gën a bon. di interpréter comportement nit. nit dafa am làmmiñ am gémmiñ di wax. waaw ok. waruñu maa gis rek ma sol lu weex ñu ne Demba tey lu weex la sol interpréter sama lu weex man maa xam fu ma ko teg. loo bëgg a wax. musuma taxaw ni bàyyi naa politique amul fu ma sa taxaw ni bàyyi naa politique. ok parce que politique du ma ko bàyyi parce que dinaa bokk si ñi defar Xombol ilaa yow mi din même bu ma bokkatu si mairie Xombol dinaa jël sama alal jàppale ki fi nekk di ko liggéey ak ku fi yàlla mën a teg nag parce que ku fi teg nekk suba yàlla pare na. yàlla moo ko xam. waaw yàlla moom moo ko xam non loolu mbiri suñu borom la. wallaay mais kon yaa ngi politique ba léegi quoi. mais si laa nekk. ok ndax lii ñu jëm bu ñu fa yàlla yóbboo. buñ fa eggee ngeen xam. ah bu jotee rek ngeen dégg ma. kon Demba mi ngi politique. mais man déggooli ma la man lu jotagul du ma si wax mais bu jotee rek ngeen dégg ma xam ban taxawaay laa si am. mooy candidat bi nga. déggoo ma ne togg te ñi ma ko génneegul. dama ne parce que yàgg nga koy togg. Souleymane loolu moo tax nga ragal koo génnee. Souleymane Demba non dimbali ma wax ma loolu. Souleymane lu tax nga ko ragal koo génne mais wax ni candidat nga dem mu jeex. Souleymane dama ne. loolu bu ñu fa eggee. waaw dinaa génn wax ñëpp dégg la ma wax. bu jotee. li jot li xam nga wax. waaw bala moo neex mu jot. mais di wax te jotul. neexul. kon parce que gis nga boo xàccee rek tey téye. waaw xàcc bi mën naa yàgg nga daanu. waaw. est-ce que dégg nga bu baax dama wax ay olof yu leer naa la. jeex na ñëw ñii seetaan ngay. voilà ñu dañuy laaj. bu jotee man musuma bàyyi de. musoo bàyyi te musuma wax ni bàyyi naa. te yaa ngi ci terrain bi. te maa ngi si terrain bi. te doomu Xombol laa te kenn gënuma see yay également te xoolal ku war a jàppale Xombol laa pour mu jëm si kanam. mais Demba li nga wax leer na. mais nag xam nga ñun dañuy def ay investigation yu bari. voilà allez-y des fois vraiment ñu ni Demba dafay mooy ngemb Lamine Gueye. des fois ñu ni non Demba mooy ngembi Honest Boy. des fois ñu ni Demba vraiment candidat la. mais pourquoi loolu tey Demba lii suba Demba laa mais loolu leeral ko waa Xombol. alors ban interprétation la Xombol def foofu. waaw. ma ngay boy sama xarit la. Honest. sama xarit la. André ni rek lan deful mën a moom. sama xarit la sama doomu ndey la depuis enfance. non loolu xam nañ ko. loolu xam nga yëpp xam nañ ko léegi relation boobu nag. waaw politique du ko yàq. nel benn. Lamine Gueye sama rakk la. photo ma ngi nii maa ngi moom ñu ànd ma teg ko sama saal bi yaatu na lool. benn nit ngeen fi gis ma ànd ak moom. waaw moo tax est-ce que sax. non déglu ma waaw allez-y. sama rakk la sama xarit la. sama doomu ndey la Xombol la dëkk nit ku baax la. waaw sama relation ak moom politique du ko yàq. ok sëñ Mbacke Anne sama rakk la. bañ na ko ba mook sama yaay kenn du wooyee sa morom sa tur camarade rek ngay dégg.
sëñ Mbacke ànd seul mooy ñëw bu dugg sama néeg yaay toog sama lal yaay tëdd fa jàpp njàmbaram. est-ce que dégg nga baal mais grand kon yow déglu ma rek. kon yow ñooñu samay rakk lañu. mais grand ñooy xëccoog say rek. non 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 camarade déglu nag ma la da nga may bàyyi ma egg la. allez-y ñooñu samay rakk lañu samay xarit lañu. relation bi na am nag. relation fraternelle la. waaw ok muy relation ay gor yoo xam ne dañoo war a ànd ngor. waaw mais relation beneen relation. mooy politique mooy relation politique dañ faa eggagul. yow ma ne la dañ faa eggagul. non mais c'est élection yi mais politique yi amul. non deux champs yu bokkul la. Souleymane bu ma demee ba du ma turante yow ndax politique. waaw te ngay sama rak. man ñu war maa xeeb man. ok ndax politique non pas tuddante quoi c'est-à-dire ñu ngi wax ci. bu ma demee ba dañuy xëccoo man ak yow ba suñu xëccoo ñaaw. sama question man la bu ma demee ba suñu nekk ñaaw man ak yow. te ngay sama doomu ndey ak baay sama rak wala sama xarit. ndax ay appartenance politique. kon man ñu war ma man kon ku ma gis war maa xeeb. c'est vrai mais réponse bi ngay joxe kooku say diggante ak gars yi la loolu laajuñu sa diggante ak gars yi xam nga lu laaj. tey da ngay dañuy yow yaay da ngay ngemb ki nga xam ne mooy Lamine Gueye yaa koy jàppale ci moom ngay àndal coalition. kan moo ko mos a mais ma ñëw xaaral ba ma ñëw ñu wax ko ci Honest Boy ba pare ñun yow it candidat nga mais loolu mën na nekk. waaw loolu mën na nekk benn nit nga léegi ñu bëggoon a xam ban la ci. waaw mais nag xombalaay li ndax da ngay jàppale wala da ngay jàpp ma ne xombalaay li ñuy wax. te man waxloowuma leen ko. bëri na. ok xombalaay li ñu lay waxal ko keneen te waxloowul leen ko. bëri na dëgg la kon nag man bu ñu waxalee dara sama ginnaaw te man fekk mu fu ñu ko waxee. wala dama koy dégg nii rek mu nekk ay rumeur. mais man intéressé wu ma. ok mais suñu ca eggee di nga xam ni. mais du ko ma ni la tant que je vivrai à Khombole. inchaallah ku fi mën di nekk. waaw mais c'est-à-dire dama laa bëgg non dama laa bëgg a wax ni la man damaa jël sama jëm man teg ko fële parce que Demba Sy mënut a nekk éternellement à la mairie de Khombole personne n'est éternel si mairie bi defal ndànk rek mu wax la man la tant que je vivrai à Khombole dinaa wéy di jàpp di def lu baax à Khombole. mais c'est vrai loolu kon nag sama wàllu bopp man kon sama wàllu bopp moom jot a wax mais boo soo nekk maire de Khombole d'accord nga léegi boo soñoon nekk ko parce que li nga bëggal Khombole nekk maire Khombole moo ko gën a yomb d'accord nga. mais Souleymane. waaw kan moo naan tey ma soñoon du ma def lii wala du ma nekk lii. non ma soñoon waxuma la maire Khombole mais président de la République laay nekk man. merci beaucoup mais bu ñu ci eggee ci xëccoo ba di nga xëccoo ndax yàllaay joxe xam nga ko mais di nga xëccoo. li ma la bëgg a wax daal. mais waaw wala déet wax naa la ko. mais pourquoi mënoo wax waaw wala déet. buñ fay eggee lu jot laay wax lu jotul du ma ko wax. jotagul déedéet. ok mbokk yi kon foofu la ñuy tëj ci wàllu politique bi benn kii la woon boo xam ne faaw ñu yëngal ko bu baax ci côté bi politique bi nga xam ne ni gëj ngeen ko cee gis gëj ñu cee wax léegi nag dégg ngeen leen ci wax yéen a jugé yéen askan wi ñu dem nag ci deuxième partie mbas mi ba mu duggee Sénégal adduna bi la lamboo dugg Sénégal monsieur le maire ba nga ko njëkkee yëg sa première réaction. waaw sama première réaction mooy xam ne yàlla kat moo wàcce lu mel nii si doomu aadama yi. dama ne alxuraan si yonent bi la jeexee dootul wàccati benn laay dootul wàccati mais yàllaa nga ay soldaaram yoo xam ni heure bu bëggee corriger le monde sànni fi benn rek corriger ko te defe naa ne man loolu laa gëm ku su nekk si ñun rek na nga def xam ni na nga jàpp ni yaa def li tax yàlla wàcc lu mel nii ndax virus yàgg naa am mais virus bu mel nii musul am ñu jégaluwaat suñu borom jàmmuwaat ko takkuwaat xam ne lii day jeex te nag corona bi gëm naa ne bu jeexee ku nekk dana la yaraat autrement parce que kat ku si yaruwul wala ku si changé wul comportement ma xam dootul nit bi mu amee tamit xalaat naa sama waa askan sama waa dëkk muy Khombole xalaat naa leen lool di ñaan yàlla bu fi kaa am yàlla bu mu fi dugg yàlla nañ koy dégg rek te yàlla na jeex si àdduna bi xalaat naa leen lool parce que Khombole benn dëkk lañu boo xam ni social bi am Khombole gisuma ko fenn ndeysaan damay ñëw sa kër naan fa ataaya jógee sa kër dem sa kër kii naan fa ataaya xool loolu bu ñu ko naree téye rek day yàq te ñun xamuñu ko te ñun mun ñu koo toogwaale également ma xam ni dëkk la boo xam daal xaju fi waaw mais Demba d'accord di nga wax yëpp am na solo mais ba nga xalaatee sa dëkk lan nga defal sa dëkk parce que boo xalaat nga ba ñaan nga yàlla bu am cas tout ça mais say activité ci par rapport ak coronavirus bi la yan appui yu nga def parce que gis nga président bi def na sortie gis nga li mu 69 milliards mu joxe ko pour askan wi nga xam ni dem beeg tikki bi métti na am bi maanaam dematul noonu ñii ñi sonn nañu ceeb bi
gars yi nga koy joxe fii de gauche à droite ah kotol yi ak xam nga yow ban taxaw nga taxaw ci loolu. loolu lañ bëgg voilà Souleymane loolu ban taxaw laa taxaw d'abord. dama am taxawaay boo xam ne dama see taxaw pour le Sénégal. pour le Sénégal parce que fa may liggéeyee. di au port autonome de Dakar. nekk transitaire dafa am lu ma fa. représenté effectivement loolu ma fa représenté yàlla dimbali na ma ak ñama àndal. ñu collecté un montant de 23 millions. yóbbul ko état du Sénégal. effectivement 23 millions de francs CFA lépp sama kaw. yaa ko ñu kër yi ba yàlla dimbali ñu indil toll noonu yóbbul ko état du Sénégal. loolu ñu participer. loolu c'est au niveau national. au niveau national. local. bi mu as mi amee ma xam ne il faut que ñu jàppale suñu askan. si ñu set gi. si ay savon si ay détergent ay eau de javel. si ay produits antiseptiques. ñëw naa une première fois. def un geste pour mon quartier. pourquoi toog. waaw non defal ndànk rek loolu dinaa ko leeral te laa koy leeral. pour mon quartier. parce que dañ ne ndimbal na commencé fa nga say wewu tànk. ndimbal ne du bàyyi say wewu tànk. ndimbal sa bay na nga commencé ñi la gën a jege. ñoo gën a yey. ok te man fii laa juddoo fii laa màggee fii laa yoroo. nekk doomu Xombol. li ma indi ma xool ni. lii kat bu ma ko tasaaree si quartier bi ñëpp dina si gis seen bopp buntu kër benn du ma ko tëb ma yemale ko ngay bu ngay muccee une partie de Xombol mucc na dëgg loolu dëgg ma def benn geste indi savon indi ay détergent ay produits antiseptiques indi ay madaar ñu séddale ko waa koñ bi yëpp ngay ba mu jeex 187 maisons ku nekk jot si te dama ko doon def rek tey lenn rek moo tax ma def ko yàlla rek moo tax ndax man kenn gisul sax ma dugg sa kër si séddale jour ban koy def sax di ko séddale man taal naa sama oto delluwaat Ndakaaru. et c'est pour le quartier Ngaye. c'est pour le quartier Ngaye. ok ma ñëwaat defaat benn geste jaat la ma amaat mu lew ma doom def ko si oto indi ko démb si guddi laa abbu benn L200 ku baax ku dëkk Xombal abal ma L200 si guddi gi. ma jël ko def la may def ba mu jeex avant 22 heures pare naa. loolu def non mais il faut mu la xam nga tamit non dafa am nuance quoi. lan la def lan nga def ak fan. ndax ngay kese la yemaat wala. waaw loolu lañ ñëw moo tax nga wax nu lan nga def d'abord. waa def naa la ma daa def. lan. def naa rek la. non wax nga gel wax nga fële ci gel yaag yooyu mais fii lan nga def. yoon nu mu doon. wax nu lan nga def quoi ñu xam. li ma def daal Souleymane. yàlla rek moo tax ma di ko def. waaw mais lan nga def lan. indi naa ceeb ak diwlin séddale waat naa ko waa Ngaye si guddi gi. ñaata tonnes. c'est pas intéressant en tout cas na ma defoon ba kër gu nekk am. defaat naa ko ba kër gu nekk am. mais juróomi tonnes yooyu kii boo ko amee yemal ko Ngaye tamit. xam nga ñun dañ lay ñun duñ ñëw laaj nii rek parce que dañuy avant ñu ñëw dinañ def investigation quand même. mais Demba juróomi tonnes ceeb vraiment nga am ko. yow yemale ko Ngaye bàyyi waa Xombal loolu dafa garaaw de. ah bon mais si. waaw xam nga ku defoon nga ko. xam nga ñu bàyyi la mais yow defaat ko loolu moo jaaxal ñëpp. leeral la nit ñu xam. Souleymane man dama tënku rek si li yàlla wax. la la yàlla c'est-à-dire ñi nga xam dañ see gis benn vision politique. ñoom bu neex yàlla duñ ko gis si li may def. ah d'accord waaw duñ ko gis si li may def quoi. maanaam c'est pas politique. waaw man li may def nii. li ma yàlla wax rek laa def. lan la yàlla wax ku la gën a jege gën a yey. fii laa juddoo fii laa màggee koñ bi soxla noonu ko. waaw soxla noonu ko te man xam naa ne soxla noonu ko. da jox leen ko ma jox leen ko. waaw ñi nga lijjantee koñ bi. ni ma lijjantee koñ bi. waaw bu ma delluwaatee fa may liggéey. waaw lu ma yàlla joxaat. bu neexee yàlla sama loxo yàgg naa dugg si Xombal. waaw un peu partout c'est clair. loolu dinaa ko jël. jébbal ko comité bi. comité bi mbokk de gestion bi mooy bi bu ko defee ñu jox ko délégué de quartier yi. très bien la ma amakus néew jël ko jox leen ko. très bien yóbbul ma ko fa. ah mais c'est amul problème kon daal mais daal wax dëgg yàlla. sa koñ nga tàmm man moom. mais man moom damaa bëgg waa Xombal xam ne. du lu may wax. dama ko yàgg jëfe ñu koy gis. bu ma amee dërëm di ko séddale ngay ëppale. damaa bëgg mu leer loolu nag damaa bëgg li tax muy leer nan xam ne def ma ko li may def ma ko ngir politique. Ngaye daal sa Ngaye la moom. non mais fii laa juddoo Souleymane. waaw d'accord fii laa màggee fii laa yaroo mais sa Ngaye la nag. nit juddoo na ci quartier te moomul quartier ba. non boo fi juddoo yaroo fa moom quartier bi sant yàlla. kooku mi ngi dépendre si jikkoy doomu aadama ji rek.
nit juddoon na si quartier amul dara. waaw moom quartier. waaw si. mu ngi départ jukkoo. moom la ñu war a defar. ok sa jukko bu rafetee rek. waaw wax dëgg yàlla xoolal say ñi la jur. nga màggee seen kanam yoroo seen kanam yow loolu leen mën a jaar. loolu leen mën a jaay si àdduna. lu fi amu àdduna. mais ñooñu am na jikko ngay dañ soxlaa ceeb bi ba nga xam ni soxla na mais xombal gépp ko soxla est-ce que xam nga loolu. xam naa loolu. mais Demba kon yow. mais Souleymane vous êtes interpellé ah il faut les xombal tamit dugg sa loxo bu may dimbali waa xombal te samay rakk xiif. bu may dimbali waa xombal te samay jarbaat xiif xanaa ñi may dimbali leen jox sax waroon maa xas. ne ma pourtant de. waaw mais ndox du jéggi pax. déedéet. waaw pour ndox du jéggi pax. leer na aji leer na daf mel. leer na nag. waaye daf mel ni leer na. xam nga bay moom sa wewu tànk. bay sa wewu tànk. waaw waaye est-ce que jàpp yeneen quartier yi suñu déggee loolu. waaw ci Demba. ndax du leen xaw a naqari. ak ñi leen daan taxawoo ñoom. waaw mais ak li nga leen tànnal. xam nga Demba tamit nag na ngeen xam ne dañ wax dëgg yàlla aji kumba dafa am lu ñuy def si kaw ak lu ñuy def si suuf. ok dafa am loo xam ne Demba nga koy def te kenn yëg ko tamit. ok te bëgguma tamit kenn yëg ko. te tas na ci dëkk bi. waaw comprends nga te bëgguma kenn yëg ko. wallaay lesi. ok waaye Demba yeneen quartier yi mën nañu jàpp ni fii ki fan Demba mën naa dil si ñëw. ci commission bi def na appel yeneen quartier yi moom bu may del siwaat incha allah lu ma am. commission bi def xam na nga lu muy toll. waaw commission bi laa koy teg seen loxo. waaw ñu jàppale ko yeneen quartier yi. est-ce que xam nga ki jiite commission. mais ma ku ma faal ma ko jotee. sama grand ma ku ma faal ma ko jotee. dégg non mais bi may dugg dak xombal. di indaale ndimbal gi may indi. waaw pour kii bi. si laa ko woo sama benn xarit intime ni ko nag yéen a nekk si commission bi. waaye lii may indi jaarale mu ko fenn. dama ko guddi laa koy joxe ci sax. si sutura. waaw pour waa Gaye. ok waaye jeex. mais ñoom dalal nga seen xel ni di nga ñëw di si ab woote bi. parce que woote bi ñëpp a ngi ñëw. Souleymane man woote bi damaa yàgg a ñëw. waaw xam nañ ko. moo tax nga war a ñëw moo tax nga war a ñëw ku nekk ak sa da ngay ñëwee. ok ku nekk ak na ngay ñëwee. ku nekk nag rafetlu naa ni nga ñëwee. merci. rafetlu naa lool ni Maguette Boye ñëwee. ñëw na ñëw bu rafet. rafetlu naa lool ni Lamine Gueye ñëwee. ñëw na bu rafet. waaye ku nekk ak ni ngay ñëwee. mais yéen municipalité ñëw góole moom. ah. joxe góole yéen waa municipalité. ah mais xam nga municipalité bi nag yéen yéen a woote. mais gars yi indi leen seen ndimbal. gars yi ñëw di indi seen ndimbal te joxe góole. xam nga municipalité bi nag tey ma monsieur le maire Pambou Boye. woo le bureau municipal muy man ak Lamine Gueye. waaw ne dama xalaatoon ni damaa waroon a dégager benn montant si budget xombal. waaw jàppale ko ñun dañ koy rafetlu. kon bootul sàll ñu yokkal ko la muy dégager ñu yokkaat ko si parce que ñun yàgg noo yokk de. waaw pour loo xam ne dafa jëriñ xombal. yàgg noo yokk lool. loolu lan nga bëgg a wax quoi. dama ne. yàgg na noo yokk ñun. waaw d'accord mais c'est-à-dire dama ni appel bi municipalité bi def te yéen joxe góole moo jaaxal yéen a ko def n'est-ce pas. yéen waa municipalité non c'est-à-dire boo nee waa municipalité bi. boo nee waa municipalité bi. day xam nga boo nee waa kër gi. day fekk waa kër gi nekk benn mais bu fekkee kër gi ku nekk ber sa njël mais kër gi nekkatul benn. ay kii la ay ëtt la. kon daal kër gi dafa ber sa njël. ah mais yow xam nga ne kër gi ku nekk da ngaa ber sa njël. mais Pam boobu de bu ma wooyee. woo Lamine Gueye ne day dégager si budget xombal xaalis pour jàppale askanu xombal. mais ñun bu neex yàlla jarul sax mu nuy woo. mais yónni na ndaw mais yónni na ndaw kan la yónni. denc ba la yónni. ah waaw mais xam nga kooku nag moom la intéressé moom ndawam. mais moom woote na peut-être woo na xombal waaye. waaw mais Facebook lire nga ko j'espère que lire nga ko. man kenn du ma woo si Facebook. ok Souleymane man bu ma doon xale bu ndaw sax kilifa la. waaw ndax kenn dootul waxati si àdduna ba tudd Pam tuddoo Demba Sy bi. waaw loolu tuddoo Lamine Gueye. waaw kon man romb naa fu muy woowee si Facebook. effectivement Pam bu ma bëggee woo. wala mu bëgg woo Lamine Gueye. mais xam na fu muy jaar les voies et moyens yu muy jaar ba woo ñu teg ñu si autour d'une table on va décider ensemble bu ko ragee ñu xam ne la fi nekkoon na nga fi. non yow du la woo mais ay benn déclaration Facebook. non yow dootu la ay déclaration Facebook. comprends nga ma nekk si déclaration bi naan damay xër-xër yi ngër-ngëri. mais kon su fekkee war maa xeeb. mais. kenn woo la téléphone. wallahi lazi nit woowu ma. mais loolu jar na leer na parce que ñi dañoo def ni yow. dama ni damaa woor wallahi lazi amul kuy dund ku ma woo ni ma la municipalité de Xombol soxna lii ak lii ñëw la ñu defandoo lii amul de xaw ma nag kenn ku ñu woo waaye man kenn woowu ma. waaw yabalul nit woo ma moom mi si boppam yabalul nit woo ma bindu ma kayit jox ma ko gis naa daal ab déclaration Facebook man nag kenn du ma woo si Facebook je suis un responsable mais Souleymane gis nga Xombol gii
bu ñu bëggee mu jag bu ñu bëggee mu defaru yàlla def na fi lu ko defar mooy yàlla indi na fi ay saxal na fi doomu aadama yoo xam ni ñu am xel lañu ñu rafet jukko lañu ñu baax lañu ñu xam ne àdduna di doxe lañu ñoo xam ne mën nañu defar seen dëkk na leen ànd te nekk benn te bàyyi xëccoo bi ak ñiyoo beeg ngar-ngar yi jaru ko dara jaru ko fi boo demee mairie Xombal da nga fa fekk ay tableau yu bëri ñoom ñëpp seeni borom a ngi bàmmeel an lan doon xëccoo bàyyiwuñ ko fi Xombal va continuer kenn dana ko remplacer kenn remplacer ko kenn remplacer waat ko Xombal du jeex mukk ilaa yow mitin ñun doomu aadama yi ñoo fi jógee kon nag nañ ko rafetal na leen ànd ñu nekk benn boole suñuy xalaat suñuy doole suñuy am suñuy mën-mën liggéey Xombal gii Xombal ne mérite pas cette situation fi mu nekk qui peut dire que Xombal gi man personnellement en tant que premier adjoint je dis mais man je ne sens même plus la municipalité de Xombal. non mais c'est vrai quoi. Xombal yaa ko ñu may wax amul benn Xombal laa bu mën a sentir ni l'existence d'un maire à Xombal. yaa ko ñu may wax alors que Xombal am na ay doom yu fi nekk yoo xam ne wallaay les yi xool bu ñu diriger wul à Xombal fan nu nekk di liggéey ñoo koy diriger mu ëpp nag ay budget yoo xam ne ñoo ëpp foofu budget municipalité Xombal di toog ak ñoom ay kilifa yoo xam ni ñoom la ñuy wër pour toog ak ñoom ñu mën a nekk ak ñoom si ay link di liggéey pour Xombal mais lan moo fi jar lii mais jaru ko. dafa mel ni cri de cœur la. non c'est-à-dire man je l'ai toujours dit wax naa ko daaw war naa ko daawati jéeg war naa ko si ay tante na leen ànd ñu nekk benn. na leen ànd ñu nekk benn nit ñi bëgg Xombal yëpp nañ toog autour d'une table xam ne kenn rek koy diriger. mais xam nga ni loolu mënut a nekk waaye Demba. waaw mais non mën na nekk pourquoi mënut a nekk. Souleymane loolu mënut a nekk. mais Souleymane parce que xam nga tax mënut a nekk. mais benn fauteuil moo fi am ku nekk ci bëgg a toog loolu mënut a nekk. mais dëggoo ma ne la ñun ñi àndi ngar-ngar yi bëgg Xombal yëpp. waaw na leen toog autour d'une table xam ne kenn koy diriger. très bien. loolu laa wax. ah waaw loolu day moom. da nga maa déglu rek dama ni kenn koy diriger na leen ànd ñu nekk benn parce que Xombal ne mérite pas cette situation là. est-ce que moom Demba en tant que premier adjoint est-ce que yow loolu jéem nga ci def benn jéego. mais jéego bi ma si njëkk a def mooy. waaw Xombal si nañ ko. tante la bu ñu def si buntu maire bi. la muy ngi di joxe ay kaamil ak ay dons si daara yi. daaw ba ma jëlee parole. imam yaa ngi toog. sunu waajur yaa ngi toog. ñëpp a ngi toog délégué yaa ngi toog. de quartier yaa ngi toog ñëpp a ngi toog. mën leen ngir yàlla. na leen ànd ñu nekk benn. est-ce que kenn wuyu na la ci ñoom. ah boobu ba léegi de maa ngi woote. est-ce que woote nañ nga leen après autour d'une table. mais xam nga tamit Souleymane Souleymane xam nga nit ki tamit moomoo ko ba da ngay foqal ñu loxoom par force ni ko li ngay def da nga koy bàyyi. ok mënoo rek ni ko lii kat laa gis lu baax na leen ànd ñu defandoo ko. mënuma tamit loolu woote Xombal yëpp dégg ko tey boo duggee si YouTube ba léegi ma ngi si YouTube. mais loolu laa mën. kaa leen ñu ànd ñu nekk benn. mais Demba yaa ngi woote man toujours maa ngi woote kaa leen ñu ànd ñu nekk benn. yaa ngi woote pour ñu nekk benn est-ce que loolu Pam Boub woote woon pour nga ñëw nga nekk ak moom benn. mais est-ce que di ko wuy ji. mais Pam Boub tey bu woote woon. mais Macky Sall ngi nii. non yow laa dama la jox un exemple. Macky Sall ak Sonko duñ laalante. oui. te ba mbas mi amee. te il faut que ñu nekk benn pour ñafe pour régler cette situation là. mais ñëpp ko fekkee au palais. effectivement Pam Boub tey bu ma woowoon ni ma Demba Sy bi ñëw leen ngeen ñëw ku nekk sa doole ngeen indi ko ñu ànd nekk benn liggéey ñëw leen ñu ànd liggéey Xombal. mais mais kooku loolu moom ma gënal lu ma am. lay woo parce que yaa tëj sa téléphone. mais non c'est-à-dire gis nga nit non mais am na yeneen voies mooy yu mooy woy. c'est vrai. mais Pam Boub wax dëgg yàlla bu lu dëgg rek di jot. lu mu war a sëq ak man ay écrit la. ok lu mu war a sëq ak ma Samba wala ma Demba. si bureau municipal bi bind la war a doon parce que on doit laisser des archives. yaa ngi woote appel ba pare bloqué conseil municipal bi quoi. kan ma bloqué conseil municipal bi. mais yow fan laa ko bloqué mais xam nga. mais conseil municipal boo xam ne xam nga le conseil municipal dafa am ay normes pour nga convoquer conseil municipal. il faut impérativement réunir le bureau municipal. si. bureau municipal bi nag xam nga kan la. maire la ak ses deux adjoints. Duma Samba lu ku si élargir dana la see dugal. mais conseil municipal nga bëgg a voter un budget. loo xam ni moo war a yor Xombal durant 1 an. loolu mooy politique de développement Xombal durant 1 an woowoo ma Samba woowoo ma Demba woowoo tes adjoints nga bëgg a ñëw taxaw jëmmal conseil municipal. mais bu ko roggee ñun ay acteurs lañu man en tant que premier adjoint. est-ce que war naa jot convocation comme tous les conseils municipaux. non mais c'est pas normal.
mais c'est pas normal te damaa bëgg a wax ni Xombol yëpp nañ koy dégg ni conseil municipal Massamba ak Mademba ak ku mën di doon Khoudia ak Rama la ñuy jotee convocation noonu laa jotee convocation rek ñëw toog. mais loolu c'est pas loolu la loi. mais Demba nag mus na la dal. nga kaas ni man xaw ma dara ci ordre du jour bi. kaas ko dóor ko ci taal. mais finalement da ngaa mujj continuer. mais Souleymane mais xam nga tamit xamul tax. mais loolu tamit Demba aussi xamul tamit Souleymane. bu mbir yàqoo. waaw ay doomu aadama koy defar. mais duñ topp rek si yàqu-yàqu ba naan fii la yàqoo nañ ko gën a gas. ok Xombol moo soxla keroog. ñu toog waxtaan autour d'une table. ñu conseil municipal yëpp taxaw nañu. kenn woowuma pour ñu toog autour d'une table en bureau municipal waxtaan. est-ce que man la ñëw nañu toog devant le préfet du ma ko yàq. nan fa wax lu jëriñ Xombol bu ëllëgee nag la ma wax man leer na ma. kenn woowuma kon man observateur laa si. j'ai été très clair pour bu ëllëgee lancé naa une alerte pour que bu ëllëgee ñu xam ne dañ maa war a woo. mais woowaatun la. mais woowaatun ma moo tax it ma téye sama tànk. pour wax la nii la ñoom. mooy final. yow waaw mais man ñàkkuma jom de. ok man Souleymane. Demba Siw koo xam-xam ne ñàkkul jom. li nga ma boole xam naa ko fi nga ma yemale xam naa ko. ok waay. émission bi jeex na. non mais wut a jeexee nii. non émission bi jeex na parce que nag wax nañu lu ñu war a wax lépp. parce que nag xam tamit entourage Demba. waaw Demba sa entourage. sama entourage la jaaxal na ñëpp ah. mais man xam nga sama entourage non ñan ñoo seq Demba. mais man xam nga. non attends Demba. koo gis ku ne am nañu ko seq ñoo ko gën a jege ñan. mais man Souleymane Xombol yëpp samay xarit la. d'accord nañu loolu moom ñëpp kenn mën nañu taw ko mais. am xam nga man yàlla dafa ma dimbali benn affaire. mais Demba yàlla dafa ma dimbali benn affaire non le temps ak le moment ak koor gi yàlla dafa ma dimbali benn affaire. man ni nit ñi di amee ay adversaire ay ñoom gisee ko noonu. waaw. man ñooñu samay xarit la. waaw non yow c'est-à-dire. deuxièmement man sama entourage. xaaral ma dugg ci baaraam sama entourage. waaw parce que tamit. sama entourage waaw. xam nga da nga fay woo nit ni ko ndax am nga ay xarit. limal ma say xarit man gis naa ko. waaw léegi nag. man ñëpp Xombol ñëpp samay xarit. mais kan laa woo ni ko limal say xarit. na demal la Xombol yëpp samay xarit. waaw léegi moom te man am naa ay xarit nag. am naa ay xarit mais kooku dafa lim ay xaritam. mu ngay boy sama xarit la. waaw sëñ Mbacke An sama xarit la. waaw Lamine Gueye sama xarit la. waaw ak keneen ak keneen. mais la kooku Lamine Sarr sama doomu ndey bàyyi la. mais la kooku defoon moom nga defaat sama xarit la mais kooku moom nga defaat Bassa sa xarit. sama xarit la Bassa. ah oui. non loolu yàggul moom la benn affaire ci émission bi laa koy waxee. loolu yàggul loolu yàggul. waaye mais nag kaay ma la. yàggul mais am na luy dabe. am na luy dabe. non parce que damaa bëgg luy dabe non loolu nas ko non damaa bëgg ak Demba Ngay si bi am na lu ñuy nas yàgg nañ ko waxal. Souley. Jules Assane feeñ nga tey. Souley damaa bëgg wax loo xam ne waa Xombol laa bëgg ñu déglu ma. allez-y. xam nga nit dana wax. nga dëkkali ko fenn. waaw. mu kon na di wax. nga dëkkali ko fa. waaw. mais bu lay bi tuuroo rek. waaw nga xam la vérité. Bass Anne. waaw. lu mu yàgg a wax ma fekke ko. waaw. xoolal lépp dëgg la. maa la ko wax. defal nga ko sur le plan de. non xamul tax mu nekk xaaral ko waaj. xamul tax mu nekk da ko waaj xanaa non parce que gisuma ko sax. xamul tax. xam nga nit di wax moom dong di wax di kaas di déconné di wax di kaas di déconné di wax. xoolal nit ñi féetlu ko foo xam ne xëy na sax nekku fa. mais bu xoolal lu yàgg li olof. lu tëlee xam. daa yàggul mais li mu doon wax lépp dëgg la. daan wax nga koy contrer. yéen ñëpp ngeen taxaw di ko sab déggoo ma ne la. mu naan conseil municipal en tant que jëram. déggoo ma ne la. Bass Anne nii Bass Anne naa tey nga ñëw dëggal ko lii en tant que premier adjoint loolu. mais parce que gis nga yàlla dafa bëgg kuy wax dëgg. ok surtout weeru koor bi nag. yàlla dafa bëgg boo gisee lu baax nga wax ko. ok loo gisee loo xamul nga maanu si. dama ne Bass. li mu wax lépp dëgg la. ok sa kàddu gu waaw sama kàddu gu mais sa entourage balaa ñuy wax sa kàddu gu sa entourage. parce que dafa ma bëggoon a gis nga fa ma bëggoon a waaw dafa ma bëggoon a. sama entourage non sa entourage ñan la. mooy maanaam ñi ngi àndal di liggéeyal parce que Demba. ba nga jël ceeb bi 5 tonnes yi di ñëw. am na ba nga ko xalaatee. ba nga ko lijjanti ko ba téye ko am na ñoo xam ne nii jege na la. mais ngeen leen kat ut naa li. Souleymane xam nga man yàlla dafa def ma am ay xarit. waaw ñoom ñooy sama entourage. Demba léegi dañ ci dama ne léegi xam nga yow waa ngay ñi mënuñu laa dalal ñi mënuñu laa dalal ba émission bi jeex te laaj ñu la ana Juma Ndiaye. ah non Juma dem ba maa ngi moom ba 1h du matin. waaw mooy lii moo tax ma ne sa entourage ñan la. kon Juma bu ngeen ko boolee sama entourage da ngeen di juum. ah bon bokku ci. waaw da ngeen di juum voilà da nga may laaj sama lan la. xam nga entourage.
mooy koo xam da nga koo indi rek mu jege la kërëb. waaw voilà non Juma nekkul loolu si man. c'est la Juma sama tante la. Juma sama mag la. Juma sama yaay la. Juma sama xarit la. Juma sama genn wàll la. ñëpp dañoo def ni politique moo tax ñuy ànd. non loin de là depuis bi ma nekkee xale. est-ce que xam nga ni sama soxna njëkkee nii am waa kër Juma Ndiaye am na ku si nekk njëkkee sama soxna. sama deuxième njëkkee soxna waa kër rakk Juma Ndiaye la. kon nga xam ni kóllëre googu du tey yàgg na. yàgg c'est vrai. Juma bu leen ko boole sama entourage Juma mi ngi sama bopp. mi ngi sama suuf mi ngi gauche mi ngi droite mi ngi kanam mi fu ma ko na mbay war a féete Juma féete na ma fa. merci beaucoup loolu sa keneen jarul ñu si tegaat dara léegi kon nan la bàyyi nga wàcce sa kaddu foofu sa kaddu gu mujj nag Demba Ngoye Siby ci émission gësëm bi nga xam ni. tey yow la woon sama kaddu gu mujj de xanaa di leen sant di leen gërëm. di leen ñaanal yàlla également émission bi lépp loo xam ne war na koo mën a defar. yàlla na ko defar. amiin amiin lépp loo xam ne war na koo yàq te mu génn sama làmmiñ bi. nit doomu aadama moom matul. yaa ngi jégalu maa ngi koy jégalu doomu aadama. ok mais di wax ni na leen am ñu nekk benn pour l'intérêt de Khombole. suñu benn googu mooy suñu ndam suñu benn googu ñu àndandoo nekk pour l'intérêt de Khombole mooy suñu ndam ñun ñëpp ñi nga xam ñooy doomu Khombole. tasaaroo gi jurul dara Khombole. te képp ku yaakaar ne yow dong boo demee mën ngaa defar Khombole nax nga sa bopp. Khombole il faut l'unité pour ñu mën defar Khombole. de un deuxièmement di sant di gërëm di ñaanal yàlla également monsieur le maire Pambou di ko baalu àq à travers cette émission là di ko baal àq également di ko wax ni ko yàlla na ko yàlla teggil di ko dal feebar yàllaa koy teg jàmm bi kenn yénewu ko yàlla na ko yàlla teggil yàlla na wér parce que Pambou xam naa ko du ma ànd ak ku ma xamul. xam naa ko en 2009 lañ njëkk a ànd man ak moom. ce temps cirque ga ak yeneen grand à Khombole kon xam naa ko ku defee ne man xamu Pambou da ngay nax sa bopp man xam naa Pambou ñun ñu tuddee woon la vingtaine man ay Matar Dia ak keneen ak keneen ñun ñu tuddee woon la vingtaine ñu doon taf affiche yi lu nekk fekke nañ ko kon bu demee ba soppeeku nii. wallahi léegi man nangul naa ni ko xam naa ni xel ma wala wér ga moo tax ñàkk wér digg moo tax mais ñi ko wër tamit nekk autour de lui nañ ko jàppe waajur mais buñ ko jëlee comme un pion politique di ko jël di ko mel ni kuy damyee loolu rafetul Pambou dafa ami doom dafa am ay nawle wuruñu koo yàqal dara si addunaam bu dëgg jotee nañ ko wax lu baax bu jotee nañ ko wax lépp luy yàqu bu jugee si moom nañ ko yemale ni ko fii la yem tey wutu génn mais wuruñu koo encourager rek si yi muy lii di am nii parce que bu ëllëgee nag bu ñuy rendre demander ay comptes Pambou la ñuy demander des comptes parce que moom mooy décider maa ngi sant askan wi maa ngi sant waa Khombole di leen ñaanal kooru jàmm di leen ñaanal koor goo xam ne wax dëgg yàlla mbas mi avant ñuy wari yàlla na jeex yàlla bu mu dugg Khombole yàlla nañ koy dégg rek di sant ñëpp di gërëm waa ngay gii kat man aw ma seen fay ngay gii ma juddoo màgge fi yaroo fi aw ma seen fay waa ngay bëgg nan ma waa ngay safoo nan ma waa ngay gëmeewul ma sax ndeysaan waa ngay nit lañ ñoo xam ni dañoo jàpp rek teewu bàyyi pour ñoom Demba mooy seen Macky Sall kon nag man danaa leen gërëm sant leen balu leen ak également xam ni man kat yàlla dimbali na ma bokk foo xam ne ñoom lépp lu am bu ma taxawee xoolal jàpp nañ Demba bàyyi ñëpp kon nag man wax dëgg yàlla sant naa leen gërëm naa leen di leen sant yéen di sant Aji Kumba di sant sama cameraman bi di sant waa kër gi sama waa kër également waaw jërë ngeen jëf merci monsieur le maire sa kàddu gu mujj waaw Souleymane dellu remercier waat rek bu baax ki nga xamante ni moo di monsieur le maire Demba Ngoye Siby tey mu dalaloon fii nag ñu fekk si waat ko tamit fii nga xamante ni moo di ngay rek ñu dellu gërëm ko bu baax a baax dellu gërëm téléspectateur yu Khombole TV Khombole Benchine ak suñu mbokk internet bi joxaat leen rendez-vous rek fii gi fan seen émission seen plateau wala gësam ñu ngi leen di sant bu baax. jërëjëf Aji Kumba jërëjëf monsieur le maire Demba Ngoye Siby Demba Ngoye Siby appel à l'unité woote na mbooloo jàppee loolu la wax yàgg na koy wax ne mbokk yi émission gësam yi ngi noonu seen gan li mu fi wax yëpp yéen a koy ci jàngat ki ci caméra bi Papa Diaw
ki ngeen jàkkaarloo Jules Souleymane Khombole Béntene Khombole TV jaa ngeen jëf. Ramadan